tombeeg it guddi gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da cee riñaani woon kon nit day yell ñu daal di fàttalikuwaat guddi googu fàttaliku na nga xamante ni riñaan gi noonu la demee ak la nga xamante ni moo ci aju yëpp ci lam ci jëlee ak lépp kon ngir gën a guddal dañuy dalal ki nga xam ne mooy suñ mbokk taalibe sëñ Mademba Thiam bawoo ba Montpellier kon ñi nga xam noonu la ko ñëpp gisee rek mel ni ren ji dañoo ànd ak suñu mbokk taalibe yi féete Montpellier li nga xam ne moom mooy màggal gi kon ñu ngi leen di dalalaat tamit bu baax leen sant it bu baax a baax bu ko defee kon dañ koy ngir bañ a guddal dañ koy jox kàddu gi mu daal di tàmbali maanaam wax ñu li nga xam ne mooy al isra wal mi'raj maanaam ak yi ci aju yëpp daal bu ko defee it ngir sóoraal mbokk taalibe yi nga xam ne amaana kàllaama wolof fi dana xaw a jafete ci ñoom donc dana andi it lenn ci waxtaan bi ci kàllaama nasaraan bu ko ci français bu ko defee it mën cee sóoraal mbokk taalibe yëpp kon bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نوير وقلبي أرشدا أنت الذي علمت لقمان الحكم فليهب بالمصطفى خير الشام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñuy nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibi yëpp di sant yàlla sunu boroom di julli ci seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Serigne Touba min yaakaar àdduna ak àllaaxira di ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool tànd ak wér di ko ñaanal mbokki jullit yépp ci barke Cheikhul Khadim di sant daayira Toulouse ak daayira Montpellier te buñ ci tuddee jëwrin Ablaye Seck tudd ci Mam Mbenda mi nga xam ne ñoo leen jiite mu mel ne doy na sëkk di sant bu baax sunu kilifa yi nga xam ne ñoom ñépp ñu ngi fi teew am ñaari baat yoo xam ne rek danañ ma ko may ma sant ko bu baax a baax a baax nuyoo ko sama nijaay sama xarit muy sëriñ Souleymane Samb nga xam ne moo toog nale sunu nijaay la ndax yàlla dogal na sama rakk bu góor doomam lay denc waaye tamit ay dëkkandoo lan sama nijaay la sama baay la sama lépp la maa ngi koy ñaanal yàlla sunu borom gudd fan gu ànd ak wér ci barke Cheikhul Khadim moo ko soxnaam yàlla na ko yàlla defal ndax waajuram wëllëre sama waajur la ñun maam Njuga Sàmb lan ko daa xame daawuñ ko woowe bàyyi waaye maam Njuga Sàmb lan ko daa woowe kon moom it waajuram mu sell moom ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba yàlla na ko yàlla teeru càjjanee gën a kawe càjjanee barke Serigne Touba ñu ngi ziar ñépp ñi fi teew di bëgg lool ci jataay bi ndax bi nekkee Montpellier dañ daan fàttali ne ñun daanan fi ñëw ci ay jamono ndax 2003 2004 ku ko wax xam nga ne loolu yàgg na yàggul jamono yooyu bu ngeen daa Kazu Rajab Serigne Njaga Jóob yàlla na yàlla yokk leeram xaare ko ajjana moo daa ñëw di waxtaan ci Kazu Rajab bu daa am fii ci Toulouse ñun ñu daa jóge Montpellier daa ñëw di ko ànd ak yéen kon tey bu ñëwee defaat ko fi tubaab yi dañuy waxi naan l'histoire se répète kon dafay mel ne l'histoire s'est répétée kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla sunu borom lépp luñ fiy jële muy yiw def nañ ko addiya Sëriñ Fàllu ndax guddi gi guddi la goo xam ne guddi gu màgg la ndax ci la ganee jamono waaye ci la kam ki nga xam ne mooy gën gi mindéef di yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam defe loolu nga xam ne mooy voyage am bu mag boobu muy al isra wal mihraj ci la rañaanee te yàlla yónneewu ko ci nit ñi lu dul yërmande moo tax mu ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin
en réalité on t'a envoyé que par miséricorde. waxtaan wi nag dan ne ma boo ko mënee nga waxtaan ko mu jëm ci al isra wal mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. am na beneen waxtaan woo xam ne mbokku taalibe bi dana ko waxtaan ci sëñ Fallou, waaye ñun waxtaan wi moom xam naa li ci ëpp li ñuy wax day xaw a nekk kàllaama nasaraan wala bokk en français, nga xam ne dina mën a jariñ aussi ñeneen ñi nga xamante ni dañuy nekk ci jataay te bëgg a xam lu bari ca la ñuy waxtaane. kon ñu ngi jéggulu ci bu fekkente ni waxtaan wi li ci ëpp day nekk en français, ndax am na waxtaan boo xam ne dana ñëw te loolu wolof lay doon, muy waxtaan wi ñu waxtaan ci sëñ Fallou. mais bii li ci ëpp moom en français lay doon, donte yenn jaar-jaar yi du ñàkk mën nañ ci cof ci wolof, waaye jàpp naa ne lay gën mooy yi ñu wax ko en français yi ñuy wax ko ci wolof. looloo tax xam naa waxtaan wi loolu rek lan am ci yéene waxtaane ko, muy guddi gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane ko mu dajanteeg 27e nuit du mois de Rajab. yàlla dogal sëñ Fallou gane ci jamono. weer wu sell la nag woo xam ne ku ko man war nga ci ñaan, war nga ci wird, war nga ci jàng alxuraan, war nga ci zikr, war nga ciy woor. weer wu sell la ndax bokk na ci ñeenti weer yi nga xam ne ñoo gën ci weer yi ci at mi. te weer wii rawatina guddi gi ci la sëñ Touba waxoon ne kazu rajabin akramani, mu ne kazu rajab, la nuit de kazu rajab m'a honoré. sëñ Touba loolu la waxoon ndax gan gu sell gi ko yàlla may muy sëñ Fallou Mbacké. waaye weer la woo xam ne Serigne Touba ñëpp xam na ne dafa fonk weeru koor, waaye moom bu daa préparé weeru koor mi ngi ko tàmbalee ci li nga xamante ni moom mooy weeru rajab gi. bokk na ci weer yi nga xam ne ci la daa tàmbale moom di commencé weeru koor, di ko waajal, di tàmbali di tuubal yàlla sunu borom. moo tax mu naan ilay xat tubtu fi chambana an rajabin mu jaddidan fii ka fa shahd lii bi tarkidadi. kon loolu rek war na tax ñu fonk weer wi bu baax, di ñaan yàlla sunu borom guddi gii yàlla na doon guddi goo xam ne buñ ci jógee ñun ñëpp sunu bàkkaar yi far, yàlla nañ ci jóge ba faw tamit am ngërëmal yàlla, ngërëmal yonent bi, ngërëmal Serigne Touba ci barke Xaadimu Rasuul. baalonte àq bu baax lépp lu dëng ci waxtaan wi nan ma ko jéggal, ndax ndongo lu xeebu moom mooy am yéene yëkkati di waxtaan ci kàllaama goo xam ne du kàllaama gu mu nàmp. kon lépp loo xam ne da ciy nekk rëq-rëq ñu ngi koy jéggulu mbooloo mi, waaye defar ak tamit fexe ba nit ñi xam tuuti ci guddi gi gën koo fonk, loolu rek lañ ci jublu. bismillah, barke borom Touba. donc entreprendre une réflexion sur le voyage nocturne et l'ascension me semble un peu périleuse, dans la mesure où si on dit voyage nocturne et ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça relève un peu de ce qu'on appelle mystique musulmane. C'est-à-dire beaucoup de gens ne croient pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en une seule nuit est parti voir Dieu, c'est-à-dire quitter la Mecque pour aller à Jérusalem et après faire l'ascension. Ce qui veut dire que pourquoi c'est un peu périlleuse, c'est parce que les certitudes les plus fermes de notre société sont remises en cause. Les fondements les plus solides s'effondrent, les lignes directrices de notre pensée s'arrêtent puis bifurquent. À partir de ce constat, une réflexion et une méditation s'imposent. Parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est al-Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je m'arrête un peu pour expliquer la qualité morale, intellectuelle de cet homme hors norme, à savoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est un prodige de l'histoire, un foyer de lumière qui oriente l'homme continuellement dans sa voie. Sa sagesse rayonne aujourd'hui et éclaire, mais aussi encore quand la vision se trouble ou que la discorde nous divise. Avant comme après sa mission, puisque le prophète, il est nabiyun wa rasoulun, c'est-à-dire il est prophète, mais en même temps il est messager.
Il y a des prophètes qui ne sont pas messagers. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète et messager. Autrement dit, il est venu avec un livre sacré, à savoir le Saint-Coran. Donc, avant comme après sa mission, sa vie a été source d'exhortation, d'enseignement et de guidance. Le prophète Mohammed a été et restera alors le modèle suprême, la référence, l'exemple pour qui aspire à emprunter la voie droite. Et on peut le comprendre quand Dieu dit dans le Coran لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Il dit un messager issu d'entre vous vous est venu et des difficultés que vous subissez lui sont pénibles. Il est plein de sollicitude envers vous, il est clément et miséricordieux envers les croyants. C'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ne pas aller loin, je donne des exemples. Par exemple, Cheikh Ahmadou Bamba qui dit, dans les prémices des éloges sur les mérites de celui qui est la clé, c'est-à-dire Muqaddamatul Amdah fi Mazayal Miftah. Il y a Serigne Touba qui dit Zuhuru Rasulillahi li qaada lil muna wa qad kaana anni kulla su'in yusazzizu. L'apparition du messager en ma faveur m'a accordé la réalisation des vœux et il a rejeté loin de moi tout mal. Puis il dit Lisani wa aqlami wa qalbi wa jussati li muhnin karimin nafihin jalla an misli. Ma langue, mes plumes, mon cœur et mon corps sont consacrés à celui qui confère la suffisance. Il le dit dans beaucoup de qasaïd. Nafsi wa dini summa ahli wal walad wa maskani lak wa di'atul abad. Lahu dahr niyati wa ilmi wa qitmati wa ruhi wa jusmani wa kundi bila sukuli. C'est lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc parler du voyage nocturne et de l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revient à parler quelles sont les causes ou bien qu'est-ce qui a fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne et l'ascension sur ordre divin, c'est-à-dire sur ordre de Dieu. Il y a des causes et les causes sont des causes qui sont profondes. Après avoir reçu l'ordre divin donc de Dieu par l'ange Gabriel qui lui dit Iqra, Iqra bismi rabbika, lazi allama bil alam. Le prophète ne cessa plus maintenant d'appeler les gens de la Mecque et toute sa communauté à adorer Dieu, à suivre Dieu, de nuit comme de jour. Mais les Quraysh, c'est les autres, ils s'opposèrent avec acharnement à l'expansion de l'islam. C'est de là que vient toute forme de persécution envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la communauté musulmane. Au-delà des mosquées, des démonstrations, le mépris en tout jeune, et les Mecquois sont allés même jusqu'à châtier les musulmans ou ceux qui se convertissent en l'islam. Je vais plus loin même en parlant d'extermination des musulmans, ceux qui se convertissaient. Toute forme de torture, de persécution, de terreur par tous les moyens. La propagande mensongère contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la mort de Khadija, sa première épouse. Mais aussi, il y a la mort de son oncle, Abu Talib. Mais aussi l'accueil qu'il a eu à Taïf. Autant de maux, autant de souffrances. Mais je sais que ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réussira sa mission. Cheikh Ahmadou Bamba, il disait dans certains de ses vers Ya Rabbi in a'taytani fa shukru wa in manatani faridan wa sabr. Dieu, si je demande quelque chose et que tu me le donnes, je te remercie. Mais je suis plus content quand je demande quelque chose et que tu ne l'exécutes pas. Dans ce cas, j'endure les épreuves. Et inna Allah ma'a sabirin. Dieu est avec les endurants. Ce qui veut dire que donc, tout homme de Dieu qui veut acquérir la satisfaction doit endurer
des épreuves. C'est le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les polythéistes n'avaient pas renoncé à leur opposition. Ils faisaient tout pour qu'il n'y ait pas de propagande de l'islam. C'est la raison pour laquelle la persécution a existé et a persisté jusqu'à la 11e année de la mission prophétique, c'est-à-dire jusqu'à la 11e année quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était devenu prophète. C'est de là maintenant que Dieu, pour soulager le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'invite maintenant à faire ce voyage nocturne et l'ascension. ma def ci ñaari phrase en wolof maanaam li waral rañaan gi mooy yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dafa woote yàlla sunu borom ne ko wooteel nit ñi ñu ñëw ci dugg ci islaam yonent bi mi muy woote Xurayshi yi mbokkam yi jóg ne ko loolu du fi amee tàmbali di rey jullit yi di leen bundu xataal tasanteeg tamit soxnaam si nga xam ne moom la amoon muy soxna Xadija génn àddina waajuram bi nga xam ne nijaayam la di ko aar génn àdduna waaye tamit mu dem ci nijaayam yi mu xam ne dafa defe ne woon bu demee foofu la gën a nekke koo xam ne danañ ko ci jàppale taxawu ci mu dem ca Taïf ñooñu def ko lu gën a metti sax ñee lan ko def ci la nag yàlla sunu borom pour dëfal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam invité ko maanaam mu war a jóge Makka dem Jérusalem bu fa jógee jaar ak Jibril ak alburaax war ci alburaax wala rañaan yéeg ci kaw nga xam ne kon day mel ni dafa jóge Makka ñëw Jérusalem kon nii lay doon loolooy voyage nocturne bi ndax guddi la amee waaye bu paree dafay rañaan nag jëm ci kaw loolu moo tax ñu naan le voyage nocturne et l'ascension loolu nag képp koo xam ne da ngay bëgg am les faveurs de Dieu maanaam loo xam ne yàlla dala koy may faw nga jaar ci ay nattu Sëñ Tuubaa nee na sama demu géej gi ak sama lii ma am ba yéen ñëpp ku ci nekk nga xaj yi nee na am naa ko yàlla may ma ko te dootul deñ waaye bala ma ko am daj naa jànkonte yoo xam ne maanaam kenn mënu koo nettali na bëxtukum maanaa la kaddin bada li xabla an araari dan mu abada Sëñ Tuubaa nee na li ma am naa ko te dootul dañ mukk waaye jonkonte naak coono yu metti kon dafa mel ni lépp loo nar a am fa yàlla il faut nga dajeek ay coono yu metti kon loolu mooy cause yi nga xamante ni pour bañ a guddal rek mooy cause u voyage nocturne bi et l'ascension léegi ñu ñëw nag ci voyage nocturne et l'ascension le voyage nocturne et l'ascension a été le moment de la démarcation totale parce que d'un côté, il y a ceux qui croient en Dieu et de l'autre, il y a ceux qui ne croient pas en Dieu. Quels sont le voyage nocturne et l'ascension? Comment se sont-ils déroulés? Quels principes comprennent-ils et quelles ont été les conséquences? C'est ce qu'on va essayer de répondre. Les sources coraniques, maanaam ñu jël bu doon toog ñu ne voyage nocturne ndax yàlla wax na ko ci alxuraan kay source coranique. Il y a Dieu qui dit dans le Saint Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakna hawluhu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiun basir. Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée al-Masjid al-Haram à la mosquée al-Masjid al-Aqsa dont nous avons béni les alentours et ils lui ont montré certains de nos signes nga xam ne yàlla sunu borom kon moom moo ne guddi googu moo invité yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw jaar baytil haram baytil maqdis war a yéeg ànd ak ki nga xamante ne mooy alburaq yéeg ci kaw loolu Sëñ Tuubaa dafa mel ne am na lu mu ci wax ndax xasidaam bu siiw boobu muy mawaahibu naafi fi madaihi shaafi Sëñ Tuubaa nee na nit ñi buñ fi nekkee di critiquer wala ñuy toog di indi loo xam ne day nëx-nëx seen xel yi yonent bi dem naam demul ndax xel mi rek a dem ndax ruugi rek a dem ndax yaram bi dafa desoon ndax lii dem na lii demul Sëñ Tuubaa nee na ci xasida boobu mu bindu mawaahibu qad xaasa faqra min xiina asra bil jismi jahra bil iftiraay xam nga wolof day waxi naan boo gis na maa ko gis jëhëran bil jismi jëhëra bil iftiraay nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan na te lépp a dem te bi mu demee gis na yàlla sunu borom loolu te ñun Sëñ Tuubaa leen gëm lu mu wax moom moo nu gënal lu keneen wax
waaye Sëñ Tuubaa di ci mel ne luy waxaal sax li nga xam ne moom mooy voyage nocturne bi ndax day wax naan la akrim bi rabbi asra bi hibbi laylan li qurbi maatiraay. Gloire à mon Seigneur qui fait voyager le bien-aimé dans la nuit en le purifiant. waaye yëgg muy continuer naan il a voyagé la nuit après une purification kon dafa mel ne dañuy naan danoo xar dënnu yonent bi wala boog génn lépp loo xam ne lu nuru impurité la donte yonent bi moom amul impurité mais def ba loo xam ne lépp lu pur la moo tax mi naan akrim bi rabbi asra bi hibbi laylan li xur bi waaye continuer naan xat baata yasri min ba'di tuhri mudima bishri fil anbiya. Il a voyagé la nuit après une purification. ñëw nag daal ne suural amini ma'al lamini fawqa lamini li asfiyaay. Le voyage nocturne de l'intègre en compagnie du fidèle sur la monture assurée ak alburaax vers les enceintes pures. nga xam ne kon moom dëggal na ne voyage bi am na yonent bi dem na gis na yàlla sunu borom waaye mi ngi àndoog yéegoon ci kaw fi ngi wax alburaax di aw fas moom lañ ko mën a tuddee continuer ànd ak ki nga xam ne mooy Seydina Jibril. waaye continuer tamit daan ne gis nga voyage boobu nga xam ne moom la yonent bi def ce voyage a effacé l'égarement moo tax muy naan mahad dalala abdal jalala yooyu yëpp mu koy def. wëlbatiku aussi daa di wax ne ñi nga xam ne ñoo doon yonent yu njëkk yi les autres prophètes parce que y a 124 000 prophètes 240 000 prophètes autant pour moi nee na ñooñu ci des ñëpp ci yeneen yonent yooyu bi ñu demee ci Jérusalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite na leen moo tax muy naan ils les ont mis en tête et ils l'ont révéré eux qui ont de la pureté foofu lay waxe naan xat xaada muuhu iswaaje unhu kon foofu dafay mel ni Sëñ Tuubaa bi muy wax ci xasidaam gi lam yabdu bi muy waxi naan huwa nabiyun wa rasulun wal qalil wa huwa al habib wal imaamu wa dalil imaam bi foofu njëkk a donne mooy bi mu ñëwee yeneen yonent yi nangul ko ne yow yaay imaamul mursalin mu jiite leen Sëñ Tuubaa foofu la koy wax naan imaamul wa dalil. Sëñ Tuubaa daal ne moom mooy ki nga xam ne mooy le noble il les a surpassés après son ascension. waaye mu waxaat ne tamit il est revenu dans la nuit nee na dellusiwaat na ci li nga xamante ne moom mooy guddi googu noonu xat aba layla xat saba nayla xat faqa sayla min zil baqaayi daal ne il apporta un trésor kon dafa mel ne yonent bi am na lum nu indil nag bi nga xamante ni rañaan na foofu la Sëñ Tuubaa di waxi naan xat jaabi mayri li ahri xayri wa baabi dayri ahlu shaqaayi di waxi naan kooku moon defa lool et il a obtenu la majesté la beauté dans la part du bien foofu lag nday naan naa la jalaala naa la jamaala mi man taala rabbi sama yi kon loolu day wane rek voyage nocturne boobu am na lu mu fa jële lu bëri tey bu ñu doon wax guddi gi lan la dañuy naan guddi gii ci la yàlla sunu borom joxe julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon day mel ni jour guddi gi mooy anniversaire de la prière bu doon wax guddi gi dañ naan l'anniversaire de la prière ndax ci guddi gi la ko joxe les 5 prières de l'islam kon Sëñ Tuubaa yéeg ñu xaw ko tënk balay temps bi kiinu bi yonent bi yéegee yéeg na ci juróom-ñaari asamaan l'ascension s'est effectuée mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a traversé les 7 cieux et pour résumer le premier cieux il trouvera le prophète Adam, qu'on dit Adam, nous musulmans. Au deuxième ciel, il va trouver les frères juremins Yahya et Jésus. Muy Yahya et ki nga xam ne moom mooy yonent Yàlla Isa. Yahya moom la ñuy wax Jean et Jésus moom la ñuy wax yonent Yàlla Isa. Troisième ciel, il trouvera le prophète Youssouf, qu'on appelle Joseph. Le quatrième ciel, il trouvera Idriss, qu'on appelle Enoch. Le cinquième ciel, il trouvera Haroun, qu'on appelle Aaron. Sixième ciel, il trouvera Moussa, qu'on appelle Moïse. Et le septième ciel, on va trouver Ibrahim Khalilullah, l'ami de Dieu, qu'on appelle Abraham. Dans une maison qui s'appelle Baytil Mamour, où chaque jour, il y a 70 000 anges qui viennent chaque jour, et des anges qui sont différents.
Le prophète part maintenant à ce qu'on appelle Al-Sidratul Muntaha, ou le lotus de la limite, et Dieu lui révéla les 5 prières quotidiennes. Après, il y a de longues histoires sur comment il a fait pour avoir les 5 prières quotidiennes. Au départ, c'était 50 prières comme on l'a fait avec les autres prophètes. Maintenant, qu'est-ce que le prophète a vu? Moi, je vais terminer par ce que le prophète a vu. Et c'est des enseignements en fait, parce que ça va nous permettre d'éviter certains péchés. Premièrement, le prophète, pendant le voyage nocturne, il a vu des gens qui semaient et récoltaient au cours d'une seule et même journée. Et tout repoussait à nouveau. Manam yonent bi gis na ñoo xam ne dañ doon bay te buñ bayee liñ bay day ñemmi bëri te buñ toogee bayaat day gën di bëri. Yonent bi daal ne Seydina Jibril waa ñii nga xam ne dañuy bay li ñuy bay tuuti mais day bëri te buñ bayaatee mu gën a bëri ñan la mu ne ko ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy combattre dans la voie de Dieu. C'est les gens qui combattent dans la voie de Dieu. Les bonnes actions, ce qu'ils font comme bonnes actions, c'est des actions qui sont toujours multipliées. Kon dafa mel ne jëf ju baax am na solo lool booy def lu baax dañ koy multiplier ñooñu yonent bi gis na leen ci voyage nocturne bi. Yonent bi demaat il a vu des personnes dont les têtes étaient écrasées par des rochers et ça se répétait mu wëlbati ko gisaat ñoo xam ne seen bopp yi ay rochers ñoo koy toj di ko dóor te bu tojee ba nga xam ne day tasaaroo yàlla day def seen bopp yi ñu formé waat ko ñu indiwaat rochers yi di ko tojaat loolu di continuer mu ne Seydina Jibril waa ñii ma gis nii seen bopp yi di toj te bu tojee dañ koy defaraat indiwaat ay rochers ñu koy tojaat ñu leen bundu xataal di leen buggal ñii ñan la mu ne ñii ñooy ñi nga xam ne dañ doon négliger les 5 prières quotidiennes maanaam ñi nga xam ne dañ doon sàggane julli ñooñu la yonent bi gis nga xam ne dañuy écraser seen bopp yi di dellu siwaat di ko defaat yii yëpp ay enseignement yoo xam ne la dafa bokk ci ay bàkkaar wala yoo xam ne ku ko mën a moytu moo gën parce que mooy les enseignements dëgg yi nga xam ne nit ki mën na koo tiire ci guddik rañaan gi muy ay al-Isra wal Mi'raj mu ne beneen bi mooy dafa gis des gens qui portaient des morceaux de trésor rapiécés et qui couvraient leur partie honteuse par devant et par derrière et ils pâturaient comme des bêtes et se nourrissaient de fruits épineux et de pierres d'enfer muy gis ñoo xam ne lu nu couvrir seen bopp sax duñ ko am te li ñuy lekk dañuy mel ne ay bàyyima yoo xam ne fruits yi ñuy lekk ay fruits yoo xam ne day am dëgg te fu ñu ko defee ba mu tar ba mu metti loolu dafay ñëwaat ndax mbugal noonu lay mel da ngay dem ñu def la ni nga meloon ñu indiwaat mbugal gi muy ñëwaat di ñëwaat mu ne Seydina Jibril waa ñii nga xam ne li ñuy lekk dafa nekk loo xam ne ay dëgg lay doon ñu koy lekk muy metti te fu ñu toogee ba loolu ñëwaat day dellu siwaat ñan la mu ne ñii ñooy c'est les gens qui donnaient pas la zakat kon foofu noonu dama ciy insister parce que bëri na ñoo xam ne tey Sénégal wala bokk ci àdduna bi duñ joxe zakat waxuma nag fii zakatul fitre zakat bi may wax mooy zakat bi nga xam ne moo bokk ci les 5 piliers ci islam zakat shahada la prière le pèlerinage à la Mecque et le ramadan bëri na ñoo xam dañuy toog jekki-jekki rek moo xam ñu doon commerce ñu ne fee tàkk na wala ñu jekki-jekki ñu ne seen kër fay na wala ñu jekki-jekki ñu ne lan amoon ci bien yépp dem na bëri na ñoo xam ne buñ demandé di remonter dañ leen di naan ñooñu joxewuñ zakat lu am solo la zakat képp ku ko man nga koy joxe moo gën ñun murit Alaaji Baara dafa ne yàlla na yàlla yokk leeram nin war a doxee buñ ko doxee yoonu murit ñun dañ dul joxe sax zakat ndax dañ dul am luñ mën a joxe zakat ndax saa su nekk ñu joxe addiya saa su nekk ñu ngi liggéey te buñ liggéeyee day yokku te saa su nekk buy yokku waxtu wa ñuy joxe zakat dañ dul am sax lu ñuy joxe zakat kon loolu na ci nit ñi bàyyi xel ci maanaam ñàkk a bañ a joxe zakat bëri na yoo xam ne dala ci gën a sonal ñu continuer yonent bi gis ñoo xam ne
des gens, au lieu de manger de la viande bonne et cuite, ils mangeaient de la viande crue et répugnante. maanaam gis ñoo xam ne dañ leen a tegal yàpp wu ñorta neex ak yàpp woo xam ne ñorul ba pare am xeet gu bon. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne Seydina Jibril waa ñii ma gis nii ñuy ay soxna wala ñu nekk ay góor ñu teg nii yàpp wu baax te ñor lekku nu ko ñuy lekk yàpp woo xam ne yàpp wu bon la ba pare te nekk yàpp woo xam ne ñorut ñan la. mu ne gis nga ñii moo xam ñu góor ñi la moo xam ñu jigéen ñi bu dee ku góor ki mooy ku góor ki nga xam ne dafa am une femme pieuse et vertueuse, il laisse sa femme pieuse et vertueuse et il va aller se coucher avec une autre femme mauvaise toute la nuit jusqu'au petit matin. Et vice versa maanaam ni mu ko waxee ci ku góor ki noonu la ko waxee ci jigéen ki am sa soxna su baax nga bàyyi ko fa dem tëdd ak beneen soxna su dul sa soxna bu dee soxna si nga bàyyi sa borom kër dem tëdd ak keneen ku dul sa borom kër. loolu lan appelé en français la fornication. yaa noonu ci Yàlla musal ci barke Serigne Touba. mu gisit koo xam ne un homme ayant ramassé un immense fagot de bois et en rajouté encore alors qu'il ne pouvait pas le soulever. mu laaj ne ko ne Seydina Jibril kii may gis nii nga xam ne moom déjà li mu téye bëgg koo yëkkati attanu ko ba pare toujours mi ngi jëlaat lu mu ci yokk pour yëkkati ko te mënu koo yëkkati kii kan la. mu ne ko kii moom mooy ki nga xam ne moom dafa endetté ba xam ne daa endetté maanaam dafa leb mënta fay au lieu mu xool nu muy faye muy continuer di leb. waaw li may wax nii lépp dañ koy dund moo tax ñu war koo wax maanaam dëkk bi dem na noo xam ne wala àdduna bi demee na noo xam ne doomu aadama yi li ñuy def mënatuñ ko dañ koy forcer. waaw maanaam dem nga ba leb te mënoo leb au lieu nga jéem a xool nooy fayee say bor ngay dem di yokkuloo ci leb te Sëñ Tuubaa wax na ci xaside yi daal ne ki nga xam ne dafa yoreel nit xaalis bala moo joxe ji addiya na dem fay bor ba pare. te léegi damay jox exemple màggal Tuubaa day ñëw nga endetté ba ñëpp xam ne tu es endetté nit ka nga xam ne moo la lebal nga mu leer na day màggali comme yow nga bëgg a wëlbatiku fayoo ko bëgg a wëlbatikuwaat encore di endetté wi naan Sëñ Tuubaa jaral na ma lu ne loolu àq la. yooyu yëpp mën nañ cee bàyyi xel dama koo joxe exemple noonu rek pour wax ne nit ñi li nga yoreel àq sa moroom bëri na ci loo xam ne bu yowmal xiyaamee ñun moo nuy sonal waaye suñu diggante ak yàlla suñu boromam yërmandeem kenn xamul fu mu yem yàlla nañ dajeeg yërmande yàlla suñu borom. beneen bi mooy mu gis ay nit yoo xam ne seeni làmmiñ des gens dont les langues et les lèvres étaient coupées par des tenailles de fer. mu laaj Seydina Jibril ne ko waa ñii nga xam ne seen gémmiñ ñi danoo nekk ak seen tuñ yi ay weñ ñu dis gann ñoo koy téye di ko écraser di couper ñii ñan la mu daan ne ko gis nga ñii mooy ñi nga xam ne bi nekkee ci àdduna fitna kese lañ doon woote. ay nit lañ yoo xam ne violence fitna loolu kese moo leen tax a jóg te ñëpp xam na ne tey loolu la ñuy dund tey ñëpp leer na leen ni Poutine fa mu toog bu laaloon benn bouton ne guerre beeg Ukraine na fi jeex tey mu yem fi. barke Serigne Touba bu ne woon tey na fi dakk mu dakk fi kon loolu exemple la tamit bu ma joxee bu dee Sénégal it noonu ak feneen politique gunu waaye Macky Sall bu ko neexoon mu ne tey na fi lépp yem fi je fais pas de la politique moi je suis avec aucun parti politique mais juste que cër yàlla dana la ko jox boo bëggee lépp yem fi mu yem fi tey waaw. beneen bi mooy mu gis benn vallée boo xam ne dafay am vent bu neex bu agréable di gis ne odoru musc lay sentir mu ne Seydina Jibril waaye fii moom ak xet gu neex gi ak ni mel fan la mu ne ko fii mooy ajjana. mu doxaat tuuti daal di gis une voix terrible terrifiante mu daal ne Seydina Jibril waa loolu may dégg lan la nga xam ne dafay tiital nit ba pare xet gi dafa xasaw lool lan la. mu ne ko foofu mooy l'enfer. beneen bi ba tey mu daa dem gis ay nit yoo xam ne seeni biir yi ñoo gën a rëy ab kër mu ne Seydina Jibril ñii ak seen biir yi gën a rëy kër ñan la
mu ne ko ñii ñooy ñi nga xam ne dañuy lekk riba. beneen bi mu gis ay nit yoo xam ne day gis seen lèvres yi mais seen lèvres yi da koy gis comme maanaam tuñu chameau yi ni muy mel nga xam ne day rëy. mu gis ñooñu ñu nekk ñoo xam ne dañuy sonn lool ci seen lèvres yi ni mu mel ak ni mu rëyee. mu laaj Seydina Jibril ñii mbugal gi leen yàlla teg nii ñan la. li ma wax lépp dafa am ci àdduna te actualité bi la ñuy dund. mu ne ko ñii ñooy nit ñi nga xam ne bi nekkee ci àdduna dañuy lekk alalu jirim. bokk na ci li gën a bon xale bu ndaw majeuragul waajuram bu góor génn àdduna lam fi bàyyi ci fortune nga lekk ko. bu ngeen xoolee tey Sénégal que ça soit du domaine du foncier que ça soit du domaine immobilier partout nit day génn àdduna ñu bàyyi fi ay tout tànk ñu jël xaalis ba pasaree ko. te parfois ña koy njëkk a pasaree mooy waajuram bu jigéen wa nga xam ne moom moo fay nekk moo koy tàmbali faf. kon loolu dafa nekk yoo xam ne war nañ cee bàyyi xel ci enseignement yi. lii lan préparé woon pour waxtaan ko ndax waxtaan yu gudd na buñ jëloon jës bu mooy bu muxaddimaat rek li ci sëñ Tuubaa wax lépp ci yonent bi ak ci rañaan bi day doon sëkk. waaye yal na nu yàlla may defal ak dégg akuk topp di ñaan ci barke Xaadimu Rasuul sëñ Abu Baraka mi nga xam ne moo fi jiite moo fi nekkal njabootu sëñ Fallu nekk xalif yal na yàlla taxawal ko gën koo dëgëral mu gudd fan ànd ak wér ci barke sëñ Tuubaa. te enseignement yi ñu fiy def yépp wala li ñu fi wax lépp yàlla na doon loo xam ne day am ak dégg akuk topp di ñaanaat yàlla sunu borom yàlla na nu yàlla defal lépp luñ bëgg te muy lu barkeel. di barkeerlu bu baaxit ci guddi gi nga xam ne sëñ Fàllu ci la gane jamono mu nekk koo xam ne mbégte muridi la. yaa na nu yàlla defal tawfiix ak taysiir. ñu ngi nuyuwaat mbooloo mi yëpp di ñaan ngeen baal nu àq baal na ñëpp àq yaa na nu yàlla jéggal ci barke Cheikhul Khadim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. suñu dem ba ñu ngi santaat bu baax a baax ci waxtaan wi. fees na ak njëriñ lool kon dañuy ñaan suñu borom may ñu dégg ak topp waaye di la ñaanal tamit suñu borom gën a dëgëral taxawaay bi gën a yokk xam-xam bi te mu barkeel mbooleem it li ngeen ci fas yéene liggéeyal ci lislaam liggéey sëñ Tuubaa it suñu borom mottalil leen ko ba ngeen am ci lu kawe sax seen njot ci barkeeb Seexul Xadiim. mu mel ni waxtaan bi mu am na solo lool daanaka du jar sax ñu ci résumé waat wala dara li ci mat a jàpp rek mooy ni moom ab jullit war na maanaam li nga xam ne moom la nekk di ko dund mu fexe ci xam mel ni xew-xew la bu rëy boo xam ne am na ci lislaam kon war na ci ku nekk rek mu am culture bi déjà xam naka la demee yépp ak ni mu ko leeralee ci sabab yi li ko waral ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi dund ay métit yu tar ci bunduxatal yi ñu leen doon bunduxatal fañ nekkoon ngir dëfal Yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu boroom daal di koy reñaanal ak li nga xam ni moom la ko jox maanaam ci voyage boobu noonu muy julli kon nga xam ne kon cadeau mooy cadeau bi buñ ko mënoon wax dañ mooy cadeau bi nga xam ne moom la jëlee ci tukki bi kon nag loolu moom ngir defal ko suñu borom jox julli loolu war naa tax maanaam kon ñu gën a fonkaat bu baax a baax julli mbooleem it li nga xam ne mooy yi ñu ci mën a jàngee nga xam ni kon liñ koy tënkee rek mooy ni moo xam ñi nga xam ne daan jëf lu baax la wala ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci safaan bi ak la leen ci fekk ñu xam ni kon moom nit ki lu muy def lu nekk rek du nekk loo xam ne day doon sans conséquence kon nag nit ki bu nekkoon ci lu baax na gën a góorgóorlu ba di ko yokk saa su ne te fexe cee sax ku ci nekk it yaa gën a xam sa bopp ñëpp yàlla gën a xam ku nekk sa bopp waaye ku nekk moom yaa gën a xam sa bopp nit ñi kon nag foo ci nat lu ci nekk rek jëm seen natt sa bopp loo ci dekkoon ci lu baax gën koo yokk loo ci nekkoon ci lu safaan it dogu ci bàyyi ko te ñaan saa borom dimbali ci
kon nag yàlla na suñu borom may dégg ak topp ba ñu sax ci saa su ne di jëf lu baax tey daw lépp lu bon ni ko Sëñ Muntaxa di waxee rek saa su ne waaw nag dañuy wàcce foofu kàddu yi di santaat bu baax a baax ci waxtaan bi